Cette vidéo vous est présentée par Bour Music Entertainment et Here Money Records. salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen na ngeen dal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois. gars yi tey dañuy ñëw si benn cas boo xam ni dama tombé si benn vidéo Sénégal boo xam ni hier lañ ko dugal boo xam ni y a un vieux qui parlait si benn affaire boo xam ni dafa war a xew mooy maanaam polygame yi nga xam ni ñu ngi ay étranger lañu bii France dañ leen di génnee li nga xam ni moom moo di France parce que àndul ak li nga xam ni moom moo di seen valeur culturelle àndul ak aussi tamit li nga xam ni moom la dëkk bu tegoo mooy maanaam seen loi yi de ce fait pas bi avec hargne avec mer que je respecte beaucoup wax na aussi tamit li nga xam ni moom moo di opinion am nee na carrément bu fekkee ni France dafa dàq li nga xam ni moom moo di étranger yi si li nga xam ni moo di ay polygame Sénégal aussi tamit na def la même chose si li nga xam ni moom moo di français yi nga xam ni ñu ngi biir Sénégal di dund li nga xam ni moom moo di dund góor jigéen ñu dàq leen muy góor jigéen yi muy lesbiennes yi bon balaa may dugal li nga xam ne moo di man sama opinion bëgg naa leen jox benn vidéo et j'aimerais bien que ni ngeen jël seen temps ngeen déglu bu baax li nga xam ni moom moo di kàddu ki nga xam ni moom moo di sëñ boobu noonu ngeen analyser ko parfaitement ngeen xool yan conséquences la mën a jël après dinañ si mën a waxtaan nañ si daan vidéo bi. xam ne nii méngoowul ak ay mbaaxu Sénégal président Macky Sall génne leen si réew mi. mais ñoom la ministre bi délégué nee na réalité yi yenn étranger yi di dund mais il ne faut pas avoir peur de faire une juste analyse étranger yu muy ciblé ce sont les musulmans lay ciblé dégg nga donc à partir de là comme am na critères yoo xamante ni nee na critères yooyu c'est des critères qui ne sont pas recevables en France ñun aussi mu am ay critères yoo xamante ni français yi ñoo ngi koy def suñu réew muy affaire u góor jigéen les homosexuels nekk fii ci biir réew mi kon ñoom bu ñu defee charter génnee ñi nga xamante ni mooy les polygames kon ñun aussi nañ def charter génne leurs homosexuels et leurs lesbiennes c'est aussi simple que ça. mais tey fu mu nekk nii dafa am loo xamante ni daf ci cette pauvre dame là elle doit user tout simplement de la générosité du cœur et de l'esprit xam ni àdduna il faut de la tolérance elle n'est pas tolérante si elle n'est pas tolérante à l'égard des musulmans qui sont polygames nous aussi il ne faudrait pas que nous soyons tolérants avec les homosexuels et les lesbiennes qui pullulent mais dans notre pays et qui sont des Français qui sont des Européens. mais ndax nekkul ne dafa am lu yàgg xew ñu koy seetaan. ok gars yi gis ngeen li nga xam ni moom moo di vidéo bi man personnellement 50-50 laa d'accord si li nga xam ni moom moo di propos paa bi fan laa d'accord si li nga xam ni moom moo di propos paa bi mooy maanaam képp koo xam ni góor jigéen nga biir Sénégal tu dois dégager mooy maanaam amul français nga amul sénégalais nga amul gambien nga amul whatever lépp loo mënti doon xeet boo mënti doon nga nekk li nga xam ni moom moo di góor jigéen biir Sénégal suñ la gisee dañ la war da nga war a génn li nga xam ni moom moo di dëkk bi mooy maanaam buñ la gisee boo ko mënee nëbb nag nga nëbb ko ba kenn du ko gis mën nga continuer mais jour bu ñu keppee li nga xam ni moom moo di góor jigéen dañ ko war a def li nga xam ni moom la islam wax man personnellement même bu fekkee sax ni léegi loi bi waxul noonu man personnellement noonu laa ko jàppee dañ ko war a jàpp comme islam nu mu ko waxee. beneen affaire bi nga xam ni moom laa d'accord si moom mooy femme boobu noonu naan warul jékki-jékki rek parce que France day jug rek ne lii laay def li nga xam moom moo di étranger yi lii laay def li nga xam moom moo di étranger lii laay def li nga xam moom moo di étranger yi comme si ñoom ñooñu moom ko en fait te ñun malheureusement du ñu def la même chose mais aussi tamit il faut ñuy rappeler wu ni quoi nous sommes un pays pas souverain mooy maanaam souveraineté du Sénégal dañ ko ñàkk sa yaa ma gën a nëw ba français yi duggee la ñàkk li nga xam moom moo di souveraineté ba français yi duggee la nekk sous les français kon tey jii nii légitimité bi nga xam ne est-ce que dinañ am légitimité parce que je me pose la question est-ce que dinañ am légitimité bi nga xam ni dinañ mën a dàq góor jigéen ñi comme France ni muy jógee jël li nga xam ni moom moo di décision ne waa lii mënul am sama dëkk bugguma ko parce que àndul ak li nga xam moo di suñu culture àndul ak li nga xam ni moom moo di suñu àndul ak li nga xam ni moom la ñuy dundee suñu style de vie est-ce que Sénégal am na légitimité boobu noonu il faut qu'on se pose vraiment li nga xam ni moom moo di question boobu noonu mooy première chose. deuxième chose si li nga xam ni moom laa dàqaru si pas bi mooy quand on parle de tolérance man bu tolérance duggee rek là maanaam ay droits humains la ñuy dund ak ay lu nekk quoi kon ça veut dire que bu tolérance duggee rek góor jigéen dañuy am li nga xam ni moom moo di loi bi di Sénégal tolérance moom bu ñu ko fa dugal femme bi
bu fekkee buggul loolu noonu parce que seen culture bugguñu ko seen loi bugguñu ko on peut pas être tolérant parce que dëkk boobu noonu France la ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo koy diriger nu leen neexee nous on doit penser comment diriger li nga xam ne moom moo di pays parce que dëkk bi nga xam ne moom moo lay accueillir munoo fa dem def sa li nga xam ne moom moo di sa loi munoo fa forcer li nga xam ne moom moo di sa culture munoo fa forcer aussi tamit li nga xam ne moom moo di sa diine attention tu essaies d'être li nga xam ne moom moo di musulman respecter li nga xam ni moom moo di barrières yi ñu la may respecter aussi tamit li nga xam ni moom moo di beneen pays bi il faut qu'on soit clair France am na droit jël li nga xam ni moom moo di loi boobu noonu mais aussi tamit ñun tam am nañu droit def li nga xam ni moom la France def tëb jug wax li nga xam ni moo ñu neexul génnee li nga xam ni bugguñu ko si li nga xam ni moom moo di suñu réew mais ma delluwaat si li nga xam ni moom moo di question bi est-ce que am nañ li nga xam ni moom moo di légitimité boobu noonu question boobu noonu bëgg naa gars yi ngeen répondre ko bu baax deuxième question bi nga xam ni moom laa bëggoon poser képp koo xam ni yaa ngi France vu que ni affaire France la xewee est-ce que France booy dem di sëy li nga xam ni moom moo di si commune si mairie bi est-ce que ñoom dañ lay laaj ndax polygamie nga bëgg wala monogamie parce que loolu noonu su fekkee France dañ def nii ça devient un peu bizarre parce que Italie fii nii booy dem di dem takk jabar mooy maanaam yow amoo sax li nga xam moom moo di deuxième option polygamie monogamie point barre parce que Italie amul li nga xam ni moom moo di polygamie léegi nag boo takkee li nga xam ni moom moo di jabar ñaari jabar bi Italie benn jabar nga mën a déclarer mooy sa jabar man loolu laa xam si li nga xam ni moom moo di Italie su ma juumee ngeen corriger ma selon li nga xam ni moom laa xam léegi nag beneen troisième point bi nga xam ni moom laa bëgg a jox li nga xam moom moo di sénégalais yi mooy est-ce que France nekkul di utiliser aussi tamit li nga xam ni moom moo di stratégie pour pouvoir avoir li nga xam ni moom moo di benn accord ëllëg si biir je vous répète ñëw nañ li nga xam ni moom moo di Sénégal ak dal mooy maanaam pour ñaan njekk dañu ñëwoon pour ñaan njekk sénégalais yi ne catégoriquement même si c'était un peu indirect parce que Macky Sall mu ngi naan sénégalais yi pareeguñu parce que ça veut dire que ne peut-être jeunesse bu màggee ëllëg si biir mën na indi li nga xam ni moom moo di changement mais bu ñu ñëwee dañ ñaan njekk gaa ne leen catégoriquement góor jigéen yi duñ ko fi légaliser point barre àndul ak li nga xam moo di suñu diine àndul ak li nga xam ni moom moo di suñu culture te la majeure partie mooy majoritaire yi seen valeur morale may leen ñu dëkk ak li nga xam ni moom moo di góor jigéen te dëkk boo xam ne majorité bi bu ko nangul rek loolu moo fay am muy chrétien bi muy musulman bi am na ñoo xam ne nag open mind la ñuy dund dem nañ France def nañ leen li nga xam moom moo di lavage de cerveau ñëw nañ Sénégal dëkk fa ne non ñun dañu open mind il faut yomb non ñun Sénégal góor jigéen bugguñu ko fa tey bugguñu ko fa ëllëg ak lu France mën a décider dàq na li nga xam ni moom moo di étranger polygamie dàqul li nga xam ni moom moo di étranger polygamie ñun góor jigéen yi duñ ko mës a légaliser duñ ko mës a nangu et c'est là que la question arrive mooy maanaam est-ce que France nekkul di utiliser li nga xam ni moom moo di stratégie xaaral ma lancer li nga xam ni moom moo di bomb yi laal li nga xam ni moom moo di majoritaire bi nga xam ni moom moo nekk foofu noonu diine yi nga xam ni nanguwuñu ko su ma nee majoritaire mooy ñi nga xam ni gëm nañ li nga xam ni moo di diine respecté nañ li nga xam ni moom moo di seen valeur respecté nañ aussi tamit li nga xam ni moom moo di seen dëkk ñu jéem a infiltrer ñooñu noonu changer seen avis sinon ñu ñëw attaquer leen ne leen dañuy dàq li nga xam ni moom moo di polygamie sénégalais yi bu ñu dàqee polygamie ñu am benn genre réaction boo xam ni day subite ne non bu ñu dàqee polygamie nañ dàq français yi nañ dàq góor jigéen yi après ñoom ñu ne ok léegi bu fekkee da ngeen bëgg ñu bàyyi li nga xam ne moom moo di polygamie ñu dund nice li nga xam moo di France il faut ngeen accepter vous aussi li nga xam ni moom moo di góor jigéen yi et c'est ça que tolérance boobu noonu man moo ma déranger si li nga xam ni moom moo di parole pa bi tey jii nii ñun amuñu tolérance su góor jigéen mën nañ tolérer lépp nag France ñëw lekk suñu xaalis France di ñu noot le temps ñuy génne affaire parce que day dañ par force day dañ France day bàyyi Sénégal France day bàyyi Sénégal xaw ma pays africain mais je sais que ni France day bàyyi Sénégal parce que nit ñaa ngi commencé yow nit ñaa ngi xam nan la ñu mën a def ba France bàyyi li nga xam ni moom moo di Sénégal loolu mën nañ ko accepter mën nañ ñëw ñu commencé nangu li nga xam ni moo di suñu dundu pervertir li nga xam ni moom moo di ñi ko nangu même bu fekkee ñu ngi koy xeex ñu pervertir ñi ko nangu ñi gëmul li nga xam seen bopp ñi am li nga xam ni moom moo di seen complexe mais quant à ñëw di bëgg changer aussi tamit li nga xam ni moom moo di suñu diine là on peut pas diine moom moo sonn culture ak diine moom on va tout faire pour le récupérer teg ko li nga xam ni moom moo di Sénégal kon tey jii ni France comme nu mu amee ndogal def li nga xam ni moom mooy lu ko neex dëkkam amul ndogal boobu noonu impose ñu moom lu ko neex suñu dëkk te ñun tamit nu ñu amee li nga xam ni moom moo di ndogal te dañ ko war a am par force mënuñu dem imposer aussi tamit li nga xam ni moo di France man sama solution nag lenn la képp koo xam ni polygame nga signé divorce si li nga xam ni moo di këyit nga téye sa jabar si li nga xam ni moom moo di musulman parlant nga divorcé mais jàq ba divorcé wala
nga xool ndax ñoom dinañ si mën dara wala bu fekkee yow gëm nga sa réew gëm nga sa dëkk nga bàyyi li nga xam moo di polygame nga dellu wala képp koo xam ne sénégalais nga dem France boobu noonu mu leer la ni foofu noonu dañ koy tere mais bul am ñaari jabar wala bu ko déclarer fait de telle sorte que bu ko am mais bu ñu nangu mukk ñu nangu naan ay xawma conflit d'intérêt la su leen soo leen dàqee li nga xam ne moom moo di lii ñun dañuy dàq seen góor jigéen non non ñun buñ ko defee buñ ko deful góor jigéen du am li nga xam ne moo di droit bi Sénégal c'est ça que je veux que ñu am amuñu tolérance ci loolu noonu tolérance boobu ñuy wax bugguñu ko dégg. En tout cas gars yi loolu moo nekkoon li nga xam ni moom moo di vidéo bi j'aimerais bien question yi nga xam posé naa ko ku ma si mën a jàppale mu jàppale ma ko ngeen joxe aussi tamit seen avis sama opinion la benn analyse laa def nii rek xëy tam boo leen dégloo paa bi ku si nekk dina gis li nga xam ni moom moo di beneen analyse ngeen bind ko li nga xam ni moom moo di si commentaire yi comme ça on va essayer de partager quoi en tout cas man je suis pas pour ñu légaliser li nga xam ni moo di góor jigéen wala échange ne waaw bu fekkee légaliser ne da ngeen légaliser ni parce que France loolu la bëgg te daf ñu bëgg a mettre contre li nga xam ni moo di mondial parce que tey jii nii bu ñu xeexee li nga xam ni moom moo di góor jigéen ñi LGBT bi jug def mouvement mën nañ am grand impact na kon bu ñuy utiliser li nga xam moo di suñu stratégie nañu utiliser stratégie boo xam ni moo gën a am solo en tout cas gars yi loolu moo nekkoon li nga xam ni moo di vidéo bi ah ñu joxante daje si beneen vidéo loolu wees la woon ak yéen wasalaam. West Show, let's go, nañ ko tëgg after chole ya. Aya, si waye, matadi kasaramara, awaga, si waye. Matadi kasaramara, aya, si wae.